buñ koy wax daf lay interpeller ndax daanaka sa carrière ci loolu nga ko jëmmal lan moo tax ba léegi ñu am ay jafe-jafe ngir aar lu ci ëpp ci waa réew mi. c'est simple génn guñu gute gi depuis ay at a ngi nii ñu ngi ci wax di ci dellu siwaat ay événements di ñu delloo si toujours ci problématique sécuritaire bi. dafa mel ni benn ndëgg sërëxal bi nga xam ni Sénégal daf ci dugg mais mun nañ ko expliquer. et li experts yi wax sur ce plan là et consort mun nañ ko justifier yi tamit. pourquoi parce que boo seetee Sénégal dafa nekk ci benn xat-xat bi nga xam ni daf fi yàgg fi ci conditions yi nga xam ne moom la ñu mës a gérer sécurité bi depuis avant ñu dugg ci année 2000 yi. ñu nekk ci trou bi nga xam ni ñi nga xam ni ñoom ñoo yore charge sécurité bi seen teewaay matul seen pexe matul seen doole matul pourquoi parce que politique gu jamono yooyu loolu la indi woon. ñu nekk ci situation bi nga xam ni tamit li ko jiitu avant ça moo doon détérioration environnement bi exode rural quartier yu xat-xat yi ñàkk xëyu ndaw yi ak yenn facteurs yeneen yi nga xam ne daf ciy ajouté ci yenn quartier yenn dëkkuwaay yenn liggéeyin yenn ñàkk pexewu jeunesse bi ci seen ay direction seen orientation àddina ñu dugg ci tamit ak ay agression yu ñuy am ci biti yi nga xam ni mooy environnement délétère bi nga xam ni fi la nekk mooy sous région bi nu nekk nga xam ne dafa nekk en crise depuis très longtemps boo ko seetee ci crise Casamance bi da ngay nax sa bopp parce que pays yi ñu wër yëpp depuis des années bi ci mujj ñu mën ci wax mooy crise ivoirienne bi Sierra Leone Libéria Guinée tous ces pays là et consorts tàncu ñu ci situation bi nga xam ni fii mooy zone bu stable bi donc déchets yëpp ci côté sécurité lu rëcc rek day ñëw wër si ñu invasion wu environnement bi tamit sous région bi ak changement wu piste drogue yi nga xam ni dafa nekk facteur bi nga xam ni lu mu dugg rek da koy détériorer day aggraver insécurité pourquoi parce que day créer une population bi nga xam ni ñoom seen tendance mooy des tendances à la violence parce que c'est des populations qui ou bien dañuy dund ci drogue bi di ci wut xaalis ou bien dañuy utiliser drogue bi te ñooñu ñëpp ay acteurs d'insécurité la parce que ñoom il faut que insécurité am pour que seen commerce mën a dox soo ci boolee tamit événement yi nga xam ni moo fi mujj xew diggante 2019 ak léegi nga xam ni réew mi ci ay yëngu-yëngu la nekk environnement espace public bi dafa am ay yëngu-yëngu ci xew yi nga xam ni ay acteurs yu nekk fii ci suuf ñoo am tendance su foog ni réew mi doxul baaxul il faut mu yëngatu il faut ceci il faut cela facteurs yooyu day déstabiliser population yi day indi désorganiser communauté yi day indi ci jeunesse bi égarement c'est-à-dire ay nit ñu réer ñi nga xam ni seen refuge rek mooy dugg ci ay comportements yi nga xam ne du comportement loolu mooy développer banditisme urbain bi c'est-à-dire këf yi sàcc yi dal fii nga gis ay nit yi nga xam ni a priori dooloon doon xaar ci loolu bis nga bett leen rek ñu ni kan moo dal ci station bi ñoom la loolu moo indi ñii nga gis ci mbedd mi par exemple ñuy dawal moto ba si yàgg këf alalu jàmbur di wut li nga xam ni du dara mais loolu day amplifier insécurité day amplifier sentiment d'insécurité loolu moo tax tey suñu nee par exemple que ni effectivement sentiment insécurité bi ça veut dire xat-xat bi nit ñi nekkee ci seen sécurité 60% sénégalais yi foofu lañ toll ci sentir xat-xat boobu c'est raisonnable am na ñuy dem ba jàpp ni sax peine de mort war nañ ko mën a indiwaat ci réew mi ku faat ñu faat la xëy na loolu dina wàññi xeetu criminalité bi ñu gis rey bi ànd nga ci gis-gis bu ni mel non man débat boobu en général bu may jéem seet lan mooy faj insécurité bi du ma ko seet ci ay pexe yu mel noonu kooku défaite la oui défaite la ci am réew ñu amuñu pexe lu dul ni suñu yootoo peine de mort teg ko ci kaw table bi di ko xoqatale doomu aadama yi dina dem d'abord ñàkk pexe la parce que ñàkk xalaat la bu doy ñàkk yi tamit ittewoo même bu dee fi mu wéeru dëgër na ñun ñuy maanaam ay jullit te léegoo léegi suñ koy wax dañuy wax ni yàllaa ñu ëpp yërmande su demee ba teg lu ñu mel am na lu mu ci jublu buñ ko jëmmalee comme ni mu waree war nañu mën a gis phénomène bi reculer même bu dee thèse yu mel noonu dañ koy dëgëral surtout fi mu sukkandiku moo dëgër mooy ci mbiru diine nga jàpp ni loolu defet la waaw man mbiru diine bi nga ko fi nga teg suñu posé débat bi foofu dañ koy ubbi rek tëj ko oui waaw parce que li ko justifié
mu ngi ci dimension boobu, dimension religieuse bi muy sunu capital boobu nga xam ni sunu diine moom la indi ba fii ñu mën ko comprendre. yàlla nag dénk ñu àddina bii ñu nekk tey indil nu responsabilité wu population yi fi nekk di dund ensemble war a organiser seen bopp, créer seen état, war a organiser seen bopp, gérer seen sécurité. ñu nekk ci jamono ji nga xam ni am na yeneen gisit yi nga xam ni day évacuer loolu. man dama koy dàq ni défaite la. pourquoi ma ni défaite la? damay insister toujours que ni défaite la. c'est parce que même bu fekkee ni peine de mort am na. gëmuma ni mu régler problème day nekk rek peine de mort am na. parce que am na fu mu am na fu mu mësta ñàkk am. te terewul insécurité. mais noo ko déggee peine de mort parce que soo nee buñ ko tegee ci table ji rek wéer ko ci diine mooy ni dañ koy teg rek tëj ko. mu mel ni kon dañ ci am benn déggin boo xam te ne daal rey nañ rek dañu war a rey est-ce que noonu nga ko déggee. non déggewuma ko noonu. déggewuma ko noonu su ma nee dañ ko ubbi tëj ko c'est que domaine bi nga xam ni moom nga indi. pour justifier peine de mort foofu mënuñu fa débattre en professionnel. ci comparer li nga xam ni ñun dañ ko war régler tey moo tax ma ni la suñu wutee solution foofu daw làqatu foofu lay doon. dañuy daw làqatu ci peine de mort comme su fekkee ni dafay régler suñu problème mu sécurité. alors que day nekk peine de mort rek ci kaw table bi comme yeneen peine yi fi nekk ci kaw table bi ñu koy appliquer. justifier que nag au plan religieux jullit la mën naa comprendre li ko justifier au plan religieux. mais nag yeew sama bopp foofu rek en tant que technicien. daal ni voilà peine de mort nañu indi peine de mort moi je crois que war naa ëpp loolu man. ci su fekkee ni. am naa taxawaayu responsable sécurité war a wuyu bu état bi wootee indi xam-xam indi ay solution ci problématique sécuritaire waruma daw laqatu ci peine de mort d'autant que comme ni ma la ko waxee tout de suite peine de mort d'accord peine la mu ngi fii dafay wuyu ni ku def lii ñu teg la lii mais waxuñu ku def lii ñu teg la lii bu ko defee sécurité dina am xaw ma ndax comprendre nga. mais justement balaa ñu lay yegg di la rey parce que am na facteurs yu bëri que il faut nga am ay justificatifs yu wane ni dëggantaan kii nii moo ko rey c'est-à-dire du am na ñuy jàpp ne xëy na peut-être loolu nga ñu bëgg a junj nii mën ngaa rey nit ci erreur fekk na xëy na doonul koo xam te ne moo def luñ koy jiiñ da nga bëgg a jàpp ni ci côté boobu aussi leerlu wuñ ci trop. moo tax nga jàpp ne xëy na du solution. xam nga même tëj sax. dañuy tëj nit ci erreur sanction fu mu amee rek mu am procédure yu jiitu ay gëstu yu jiitu pour taxawal procès bi pour taxawal jotaayu àtte bi rek erreur mën na am donc erreur bi day am ñu bàyyi kii parce que foog nañ ni defut erreur bi am ñu tëj kii parce que li nu taxawal li nu ëmb tegal ko dafa wane ni juge bi war na prononcer wu ñu tëj ko te fekk ni moom sax defut mais erreur day am yi tamit ñu rey nit quel que soit le cas fu peine de mort am rek erreur boobu daf fay am l'histoire est remplie de cas yi nga xam ni dañuy dem ba tey ñu gis ni ki ñu reyoon 1940 et quelque kat ndekete kat liñ ko jiñoon nekkul du moom est-ce que tu comprends malgré ça je suis d'accord que affaire nit la ñuy def nit mooy juum loolu da nga koy def ci registre juum ak doye di doomu aadama yi suñ doon interpeller yàlla mu ñuy tontu ci nan la ñuy appliquer peine de mort mu ñuy wax kii moo def wala kële deful ceci cela day simple trop mais daf ñu bàyyeeg moom ñu wàcce ko fii ñuy doxal li nu nit d'accord donc sunu njuum def ci nekk am na leneen loo junj sànq bi ngay wax ci violence yi lan moo ko indeeg yooyu wax ci facteurs yi waxaale ci wàllu manifestation mais da nga junj yi fi mujjoon ba ci 2019 bi wax nga ko mais yi gën a récent xam nañ ko mooy événement mars yi ak yi mujj yi nii ci cherté de la vie ak li ngay dégg xëy na ci espace public wax nga ko sànq ci wàllu politique bi yenn kàddu yi yëkkati et tout da nga jàpp ni kon ci fiñ ci toll bu ñuy wax violence mënuñ ci génne loxo yi politique yi rawatina ñuy féete ci kujje gi wala en tout cas daal ñiy marche di wane naqar jëmale ci nguur gi ci jamono ji ñoom it génnewu leen ci non du question génne leen ci dañ cee bokk parce que ci seen wutin la ci seen wutin ñoom dañu am seen projet am na lu ñuy wut am na lu leen tax di yëngu mais seen jumtukaay pour jot ci lu ñu wut mu ngi wéeru ci exploiter naqaru nit ñi exploiter limitu xelu nit ñi daal di remplacer nit ñi ci fi ñu war a xalaate daal leen pousse xëcc leen fexe ba ñu mel ni ay xar topp seen gannaaw ñu leen di defloo di leen yënguloo te fukki nit fu ñu daje rek xel néew fa
du fukki nit fu nu daje xel ñàkk fa fukki nit fu nu daje rek xel néew fa parce que day am ku këf xelu mbooloo mi di leen defloo. mais loolu boo koy joxee exemple lan nga wéeru ba mën a sukkandiku ci loolu nii nit ñi am na ñu leen di utiliser comme xar di leen jaarale fi mu leen jaarale bu ñu leen def leen rey leen manifester leen ñu manifester loolu nga bëgg a wax violence ñu def ko lan mooy firndeel li ngay wax nii. loolu dafa dëppook jamono bii ñu nekk. dafa dëppook ni boo xoolee doxalinu politiciens yu jëkk yi nga xam ni dafa cadré woon ci idéologie xam-xam mën-mën xalaat plan projet fii la ñuy jaar loolu depuis 1990 bi ñu gisee échec gu théorie yi nga xam ne ñoo fi gënoon màgg muy par exemple te dominé woon politique bi muy libéralisme muy communisme et autres espace bi dafa vide ci xam-xam espace bi dafa vide ci direction ça veut dire que espace politique dara nekkatu fi dafa am ñu ñëw occuper foofu ñu occuper foofu nag li nu indi wuñu lu dul essayer vide boobu ñu remplir que ñu ngi koy remplir utiliser naqaru askan wi mais seen projet du li ñuy woo askan wi te ni da ngeen xiif da ngeen ceci da ngeen cela liñ leen di woo dañuy utiliser loolu. est-ce qu'on peut mettre un visage ci ñi ngay wax nii. est-ce que mën nañ mettre benn visage ci ñi ngay wax nii wala organisation parce que sooy wax non mais loolu c'est pas un débat c'est pas un débat bu ñu utiliser d'abord ci système mu ni monde biy doxe tey dafa consacré wu muy ñu tuddee que activisme populisme dafa consacré wu puissance occidentale yi dañu leen di utiliser pour ñun ñu mën ñu pour ñu am pexe si ñun dañ leen di utiliser ñu bëgg noot bëgg ñu dominer bëgg jël suñu alal dañ leen di utiliser si suñu biir ay réew nga ciy gis ñi nga xam ne liggéey ñu dara ba dara jeex suñ la rombee nga foog ni ñoom ñii kat keesu xaalis bi ci réew mi ñoo ko yore parce que dañu yore alal di dawal oto yu rëy xamoo fu nu jógee xamoo fu nu juddoo télévision boo gis am nañ fa entrée am nañu ay pexe rajo bu nekk am nañ fa entrée am nañu pexe soo xoolee internet bi ñu nga fa di wax di sol ay mbubb yu rafet xamoo lu ñuy liggéey lu dul soo waxee ñun la c'est un activiste dinaa ci tudd ay tur yu bari ay nit yi nga xam ni ay mouvement ay Y'en a marre ay Guy Marius Sagna ay comment France dégage ay Kémi Séba ay Nathalie Yamb ay tur yu rëy yooyu gis fii ñu dominé nu nag léegi toog ci suñu kaw xel te kenn du ni déet man dama bokk ci ñi nga xam ne dama gëm ni réew kenn du ko organiser noonu kenn du ko développer noonu damay dem plus loin da ngay xool contradiction yi nekk ci ñi nekk ci nguur gi di wax démocratie ñi nekk ci opposition bi di xeexal démocratie te ñun victoire bi ñuy posé yëpp mooy sunu démocratie na gën a fort est-ce que démocratie développement la est-ce que recette yóbbu réew ci mu nekk démocratie est-ce que développement la mais dafa mel ni ñun dañoo fat pourquoi parce que image boobu moom la Occident imposé sunu ñi ñuy diriger depuis 1990-91 conférence de la Baule ñun ñu seen modèle de politique mooy nekk leen ay démocratie mooy limitation de mandat mooy comment dire encore multipartisme waa opposition bi loolu arrangé leen ñu jël loolu daal ni loolu moo baax xeex bi mooy na suñu réew yi nekk mais justement sànq da nga wax benn fee nga ni ñi ñuy wooy ay activiste nga tudd ci ay tur ne boo leen gisee ñu ngi yor ay oto yu rëy sol ay yëre yu correct te mënoo leen xamal benn liggéey buy firndeel ni seeni am dëppoo na kon da nga bëgg a jàpp ni ñu ci ëpp ci ñoom dafa am ñu nekk seen ginnaaw di leen dooleel di leen jox li ñu soxla ngir ñu mën a liggéey bi. projet bi ci ñoom mooy fexe ba feeñ ba am ñu la dooleel